wax ci suma tur bopp en tant que imam man ci loo xam ne gis naa ko ak xalaat ci li nga xam ne moom moo di askan wi mais may wax en tant que jeune imam ndax li ëpp ci li nga xam ne moom mooy li ñu gis li gën a war a tax ñu def déclaration bokk na ci jeunesse bi. donc boobu ba léegi Ziguinchor partout ñu bëri ñu ngi laajte lu tax kilifa diine yi imam yi waxuñ Ziguinchor waxuñ te wooy war nañoo wax ndaxte problème bi boo ko xaajee 50% yëpp Ziguinchor la donc mën nañoo wax ne Casamance la mais rawatina Ziguinchor kon 50% yi Ziguinchor la kon Ziguinchor war nañoo dégg ñuy wax moo waral ñu def déclaration bi pour wane ne Ziguinchor tam am na ay borom gis-gis am na ay boromi xam-xam mais aussi itam am na ñoo xam ne tey jii am nañ lu leen metti ci mbir mi comme ni mu mettee ñëpp mbir mi ñetti point rek lañ koy def bu njëkk bi mooy président de la république Macky Sall ñu ngi dëggal li nga xam ne moom mooy li ko yàlla jox nguur bi ko yàlla jox xam nañ ne respecté nañ ko nangu nañ ko ndax yàlla moo ko jox ñuy ñaan ñëpp ñu ànd ak moom ñu respecté la ko loolu moom mooy ki nga xam ne moom mooy kiy dogal jamono ju nekk nag dafay faral di wax ne réew mi dafa am ñetti pouvoir yi fi nekk benn bi moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki ko moom yeneen ñaar yi aussi itam dafa am ñu ko moom dossier yu faral yii di mel bu amee ñu gis li nga xam ne moom mooy li ci am bakkan yi ciy rot mu mel ni yàlla moo ko ilham mooy yàlla moo ko xelalloo ndaxte 31 décembre waxoon na ne am na ay dossiers yoo xam ne bu ko wóoree ne bu ko yoon génnee pouvoir judiciaire bu ko génnee mun na taal réew moom dina ko récupérer pour mbir ma sedd te ba mu ko waxee ba léegi bu ñu seetloo amul beneen cas bu toll ni bu mel nii bu fi am kon dañu jàpp ne lii mooy li nga xam ne moom la ko yàlla gisloo woon te xëy na gisu ko ñu koy laaj nag ci loola mu daal di jël pouvoir bi ko yàlla jox mu daal di siy dëggu daal di si amal li nga xam ne moom mooy la mu waxoon mu jàpp ne lim doon wax te xamul kañ la mi ngi nii nag ndaxte xam nañ ne amul lu gën a rëy lii amul lu gën a metti lii amul lu gën a fitna lii économie taxaw na partout ci fi nga xam ne moom moo di Sénégal ku nekk loolu xam nañ ko ñi si gën a doy waar nag mooy jeunesse bi nga xam ne ñoom ëllëg ñoom ñu ngi màgg di dem am na si ñoo xam ne riirandoo moo leen si yóbbu rawatina loola arrêté nañ njàng mi fii ba le 15 lan moo tax kon bu ñu demee ba arrêté njàng mi xam nañ ne cas bu garaaw la ndax am na lu ñuy séntu loolu lépp nag bu amee ñu ngi koy ñaan ci pouvoir bi ko yàlla jox mu daal di dawal yërmande ci dossier bi mu jël si responsabilité am ñu di ko wax ñun waa Casamance ne ko bu dee am na ñoo xam ne sax far nañ ak moom ki nga xam ne moom mooy ki mbir mi laal moom mooy Ousmane Sonko doomu Casamance la donte ko du doomu Casamance rek bu demee ba nga xam ne mbir mi toll na feneen fi mu jël ndogalam bu rëy te li nga xam ne am na ci yéene fii ci Casamance ku nekk xam na ne moom nekkul président Dakar wala Diourbel wala Ndar rek président àddina Sénégal yëpp la kon am na yéene ci Casamance am nañ fi lu ñu fi gis loo xam ne ci ay projet yoo xam ne tracé na ko déjà mu ngi koy waajal tàmbale donc loolu lépp bu fi amee bëgg na ndam tam aussi kon donc ñu jàpp ne bu laalee ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko li mu yéene woon ci def ko fii mun na koo def waaye xol yi mun na yëngatu li lay woon preuve ci loolu mooy gis nañ ay jigéen yoo xam ne bu ñu masaan génn ay musiba mooy moom moo tax ñuy génn bu ñu masaan génn maire yi nga xam ne tey jii ñeneen ñu ngi ci mbedd bi loolu lépp am na mais li ci gën a doy waar mooy ñi nga xam ne dem nañ bay génnee seen musóor di móolu mën na ñoo wax ne xëy na bu ko jigee sax mën na bañ a jig ki nga xam ne tey jii moom mooy jigéen boobu nga xam ne ñaar fukki at rek la am loolu lépp boo ko dajalee tax nañu ñaan ko mu del loxoom teg ko ci dossier bi mu jëm suuf boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy ñuy woo jeunesse bi moo tax ma ne xëy na imam yi waxuñ ñi nga xam ne ñoom ñooy personnes âgées yi ci imam yi mais man en tant que jeune maa wax en tant que jeune imam maa wax sama moromu ndaw yi ma di leen di woo xëy na bu ñu jàppee ne seen droit la ñuy kaas man maa leen di ñaan am na barab yoo xam ne buñ fa àgg barab yooyu buñ fa àggee dinañ gën a tuumaal dinañ gën a taqal ki nga xam ne moom moo tax ñuy xeex ndaxte Casamance région Ziguinchor bokkut ak yeneen régions yi ndax ku nekk xam na ne am na lu ñu doon tuumaalee ki tax ñuy mars mooy Ousmane Sonko wax nañ lu nekk ci moom donc léegi bu ñu demee bay attaqué gendarmerie camp militaire police
loolu ñoom xëy na mën nañoo def li ñu yaakaar ne yoon moo leen ko may waaye am na lu ci mën a rax yoo xam ne tey jii xam nañ ne bu yàggul am na foo xam ne demoon nañ fa ba raatale ko ba mu set wicc ñooña kenn xamul fu ñu dem léegi nag ndaw ñi bu ñu demee bay attaqué foofa ñenn ñi mën nañoo porox ndollu daal di dugg ci loolu profité ci yor seen ngannaay boobaa lu ñuy wax voilà la ñu waxoon nag am na Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy way fipp yi ñoom ñooy dem bay attaqué bu ko defee loolu dafay teguwaat ci ndoddam dafay gën a teguwaat ci loosam te xam ngeen ne loosam mooy metti ba moo ko indil problème bi moo tax may ñaan jeunesse bi gannaaw ba nga xamee ne li xew démb wala barki démb jawbe ñëpp gis nañ ko ñëpp dégg nañ ko mën nañu wax ne c'est la première fois ay manifestants ku nekk xam ne doomu Casamance dañ leen a yaroon mais ay manifestants yoo xam ne am nañ fitu bay dugg ci biir caserne di fa rajaxe bay yàq ay dossier loolu ba nit dee fa ñañu rey ak kañu rey xam naa ne loolu neexu gendarmerie xam naa ne neexu leen waaye nag nit ki boo demee ba àgg fa moom ba fa mu sës du mën lu fippu loolu moo tax ñuy ñaan loolu ña fa gaañu yal na leen yàlla xare àjjana mu yem fa mais buggatuñ lu mel noonu muy amaat tey gis nañ tey benn communication génn na gendarmerie ñuy wone ne li amoon démb ca jawbe ñoom jot nañ ndigal ne ay dossiers yi nga xam ne tey jii dossiers yu sacré la ñu ngi ko denc seen caserne yi képp koo xam ne bëgg na faa dugg ñoom nañ aar mbir ma kon nag loolu waxu mag la nañ ko aar c'est-à-dire bu nit bëggee àgg ba si dossier yeeg doo xam kan la doo xam ku baax doo xam ku bon nit mën na profité gendarmerie yi daal di effacé wu wala ñu sonn daal di dem noppalu nit dem ba xam dossier fu mu nekk mu daal koy lijjanti bu dee koo xam ne dañ ko waroon topp ci yoon wala koo xam ne tey ji defoon na délit mën na génnee dossier boobu mu daal di réy boobaa lan la ñuy wax dañuy wax manifestants yi te dëkk manifestants yi ay xale lañ boo gisee ñuy faral di wax naa ay 18 ans ñuy wax xale yi jeune 10 ans 11 ans dañuy bëgg a wax ne ñooñu xamuñ dara ki leen xamal dara mooy ki leen yóbbu ci mbir mi moo tax may woo jeunesse bi ci loolu ñu bàyyi seen xel bu baax a baax bu dee mënuñoo ñàkk dem wane li nga xam ne mooy li leen metti bu ñu àgg ci place yooyu bu ñu àgg tribunal bu ñu àgg police bu ñu àgg gendarmerie bu ñu àgg GMI bu ñu àgg camp militaire loolu mooy li nga xam ne moom mooy li ñu leen di ñaan ñetteel bi nga xam ne moom mooy bu mujj bi ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck nga xam ne kilifa la ci li nga xam ne moom moo di réew mi ñu ngi koy fàttali li dal ni Ousmane Sonko daloon na ko te it yàlla dogal na bi mu amee yërmande amoon na ci moom ñëpp ko jàppale amul Ziguinchor amul Ndar amul Diourbel amul Fenn amul Thiès donc loolu nag bu demee kaddu yi mu yëkkati moom ñun moo ñu jaaxal ndax dafa wax ne société civile feneen ak feneen ñu ngi koy woo ne ko waxal ci dossier bi diggante Sonko ak Macky Sall moom mu ne balaa mu cee wax xoolal ma chantage yooyu xaw ma ndax kookal la wala déedéet mu ne balaa mu cee wax Sonko na def déclaration wala boog ñi ko jege ay avocat am wala ay waajuram wala yu demee ni ko noonu wala boog xëy na waa Casamance ñoom tam ñu daal def déclaration wone ne ñoom xale yiy def lii kat waruñ koo def wala nañ bàyyi seen xale yi kenn mun leen a téye parce que ku nekk xam na ne ñiy def nii nekkul ñi farak Sonko rek li lay woon loolu mooy couvre-feu bi ñu ko waxee Dakar Sénégal yëpp benn auto policier wala ñaari auto policier moom mooy génn ñëppay dem mais bii couvre-feu xamatoo sax fu mu toll te mbas mi jeexagul donc moom waxam jooju dañoo bëgg en tant que kilifa nga xam ne warul woon xaar ñu ne ko Idrissa Seck waxal jàmm ci lii mais moom bu toogee ba mu dégg ñu ne ko waxal jàmm mu ne balaa maa wax jàmm damay chantage boobu mooy Sonko ak ñi mu àndal nañu def déclaration waxale yi nañu bàyyi loolu la ñuy ñaawlu donc ñetti point yooyu moo taxoon ñu def point de presse bi pour ñu jottali ko ñu xam ne lii kat ñun ñu ngi koy ñaawlu ci defu ñaawlu yem en tant que kilifa ëllëg mi ngi yaakaar a jot réew mi kon lii bu ko dalee wala bu ëllëgee mu dal kenn ci militant wala kenn ci njabooteem bu ñu amee ku wax li dina ko metti te ku nekk xam ne ne ay dossier am mi ngi ci loxo yoon boo xoolee dossier am ak dossier bi yàggul boo xoolee une semaine wala 15 jours boo xam ne déclaration bu mu waxoon mu am lu ci senn te neexu ko lii ñëw ci loolu lépp bu ko xalaatee war na nekk koo xam ne war na delloo si xelam li ñu koy ñaan na dellusiwaat te dañu siy forcé dëggal ne dellusiwaat waxaat ne damaa juum dañuy insister ci loolu na waxaat ne damaa juum léegi dinaa def médiation te duma xaar Sonko wala ñu ànd ak ñoom ndaxte kilifa la ci réew mi lii mooy li nga xam ne mooy kaddu gi ñu ngi gërëm journaliste si yëpp di jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo si am ñu si wàcc liggéey yëpp ñaan yàlla xare leen àjjana comme xam nañ ne gars yi def nañ déclaration ñu ne le 8 le 9 le 10 moo tax ñun tam ñu def alerte jeunesse bi muy Ziguinchor mais rawatina Ziguinchor parce que
crise bi dafay yàgg ñu ngi jooy noppeeguñ ñaata suñuy mbokk ñoo dee ci crise bi bateau le Joola mi ngi fi loolu yëpp tam boo ko xoolee ñuy bëgg a attaqué foo xam ne tey jii ñooña mënoon nañoo rey te boobaa duñ ko def seen coobare boppam te gendarmerie police tenue bi rek moo ñu wutale ak ñoom buñ fi reyoon nit suba dañuy simmi seen tenue ñoo jaale ñu donc moo tax ñu daal ne nañu def comme boobu gisuñ kon ko def benn déclaration ñu def c'est la première fois ñu def déclaration wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.